Sen Télé, la télé dans votre poche. ami internet ñu na leen ziar leen di leen dalal ci seen émission seen gan tey seen gan mu ngi ak Guilaye Gueye nekkoon candidat à la grande coalition gox yu bees ñu fekk ko fii ngir seq ak moom waxtaan lu jëm ci wàllum élection yi sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Tahirou Fall di la nuyu di la jaajëfal sa teewaay ak Sen Télé di nuyu suñu frère Ibrahima Ndiaye moom tamit di nuyu waa renouveau communal waa gox yu bees ñëpp di leen wax dal leen jàmm. ginnaaw nuyoo bi sama première question mu ngi jëm ci élection yi jeex na yàlla may na ndam Assane Ndiaye campagne bi déroulement campagne bi ak élection yi ban jàngat nga ci def. alors permettez-moi d'abord ma sant gërëm ñi nga xamante ni ñëpp jàppale nañu sant gërëm bépp kilifa bu nekk ci commune Taïba Ndiaye di sant di gërëm góor jigéen mag ndaw di sant également di gërëm ñi nga xamante ni ñoom lañ àndal liggéey bi muy waa renouveau communal waa gox yu bees fépp fu man di nekk ci commune bi ci 35 villages yëpp ñoo leen sant di leen gërëm di leen masawu coono yi dérangement yi ndax dañ daan nekk ci ñun ba après minuit di sant aussi di gërëm seen ay parents yi nga xamante ni aussi ñoo leen doon bàyyi te mënoon leen a téye di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni daal ñoo seqan mbir mi ba tax mu rafet ni mu rafete ba jamono ji. alors élection yi jeex na effectivement suñu papa suñu tonton di suñu xarit aussi Assane Ndiaye moom la yàlla may ndam moom la aussi ñi ëpp ci askan bi bi ku nekk jëlee li nga moom li mu jël moo ëpp mu war a jiite commune bi voilà déroulement bi nag wax dëgg yàlla am na ci ay rëq-rëq effectivement yoo nga xamante ni mën nañ ko corriger après waaye daal moom dans l'ensemble ça s'est bien passé ñi ëpp ci nit ñi ñu bëree bëri voté nan te loolu mooy essentiel bi waaw yaakaar naa daal li génne ci urne yi wane na dëgg-dëgg li nga xamante ni mooy volonté population bi. volonté population bi mu mel ni kin fi jëlee di Alilo def na fi 32 ans ci commune bi est-ce que loo xaaroon la bettu la aussi. non bettu ma askan bi indi changement parce que nag jamono moo demee noonu bërëb boo fa yàggee benn yàgg bi nit ñi dañuy am envie gis leneen surtout ndaw ñi nag te ndaw ñi xam nga ni ñooy màgg ba am ay pièces d'identité am ay carte électeur mën a voter kon loolu moom dara duñ ci bett voilà. ñu gis kin fi teg di Assane Ndiaye ànd na ak Alilo ay at est-ce que du tamit loolu du li ñuy wax mburu faf ko fëriñ changement bi Taïba Sen yi bëgg dëgg-dëgg est-ce que am na. waaw xam nga ànd ak nit mu yàgg lool dëgg la wante taxul nag seeni jikko di benn Assane Ndiaye man xam naa ko bu baax a baax je le connais très bien je le connais très bien dañuy déggante man ak moom ci lu bëri tamit ñuy sottantee xalaat ci lu bëri yàlla dogal aussi mu wóolu ma man it ma wóolu ko ñu am relation vraiment boo xam te ni entre papa ak doom lu yàgg loolu nag ma xam ci moom yërmande loolu moom man mën naa ko témoignal yaakaar naa ni ay nit boo leen bëggee dimbali faw nga yërëm leen te man njortu xam naa ci moom yërmande goo xam te ni dina yërëm askan bi. njortu nga ni Alilo mi fi nekkoon 32 ans su yërëmul woon askanam est-ce que dina fi def at yooyu mu fi def. waaw xam nga Alilo jàmbaar la parce que Alilo dama koy wax souvent nee na Alilo bi muy ñëw commune bi booba neexu la jiite booba mag ñi dañ lay wax ni lënd mën a tëris ba li fi am aussi yaakaar naa participer na ci baax a baax kon jàmbaar la wax dëgg yàlla parce que tamit tey jii boo xoolee commune bi ñu ci ëpp am nañ courant yaakaar naa fi ngay dem amul électricité bëriwul loolu liggéeyam la ak ñi mu àndal kon moom jàmbaar la mais nag jamono mooy toll fi nga xam te ni day dem ba maanaam changement day jot loolu moo ko yóbbu te aussi war nañ ci am beneen jàngat mooy boo xoolee électorat bi mu am nga xam ni ba léegi des na ci xolu nit ñi
kon moom gàcce ngalaama moom wax dëgg yàlla mën na wéy aussi di jariñ commune bi comme ni ma ko faral di waxee. mën na wéy di jariñ commune bi comme ni nga ko waxee est-ce que du loolu tamit la xam ba xam la ni kenn gañëwu ko ba dugal recours boobu yaakaar nga dina mujj. non jariñ commune bi fi ma ko waxee mooy c'est-à-dire que doone rek damay nekk maire pour soo ko mën a servir il faut ñu xam ne que nit ki mën na jariñ commune am sans mu nekk maire. Aliou am na compétence bi am na expérience bi parce que Aliou yàgg na ci terrain politique bi ba mu ciy dugg yaakaar naa ba mu nekk maire est-ce que sax moo ñu mag donc am na expertise bi am na relation bi yooyu yëpp aussi mën nañ ko exploiter ngir mu nekk lu jariñ commune bi. quant à résultat yi nag man li ma jàpp mooy Assane Ndiaye moo gagné mooy le présent maire. Il faut le féliciter, l'encourager, jàppale ko ngir mu réussir le maire sortant di Aliou moom ñu sargal ko féliciter ko aussi. am na droit mu def recours comme ni ko ñu bari ci collectivité locale yi. bien sûr ku ne am nga ci droit ku ne am nga droit ni gañuwul ma waaye yaakaar naa ni li yëfi wane mooy ne gañe nañ ko. maa ngi dégg ngay Père Ndiaye sànq kii di Assane Ndiaye sama mag la sama papa la est-ce que tey Gilaye Gueye pare na pour su ko Assane wooyee ñu ànd liggéey. waaw man jokkoo na man ak moom on s'est appelé et effectivement Assane dañ ko jàppale mënuñoo def lu jàppale ko parce que comme ni ma la ko waxee léegi rek. ci ban anam jàppale ko ci ban anam. ci ban anam mooy lépp loo nga xamante ni njariñ la mu mën a ñëw ci commune bi. ma jëm ko andi voilà bépp xalaat aussi bu ma xam jëm ko baaxee su ma gisee ni moo ngi doxee noo nga xamante ni du noonu ma woo ko ni ko nii ak nii kat du noonu comprendre nga loolu ak jàppale la parce que yàlla dogal na ñun man damay voyager fépp ci àdduna bi am na ay projets yu mën a indi am na ay affaires yu bëri yoo xam ne mën na ko indi ci commune bi comme ni ma ko bindee sama programme dañ koy jëm a jàppale xam nañ aussi. parce que programme bi ñu bind koo gis xam ni xam na lan mooy les réels besoins des populations donc loolu aussi dañ ko jàppale ba mu bañ a rater priorité population bi mu nekk ci priorité yi fexe ko résoudre ñu avancer waaw. mais gis nañ nit fii Taïba Ndiaye commune bu neex defar macha allah village yi bëriwul 32 villages fépp am na courant am na ndox yoon dem na fa est-ce que volonté li nga xam ni Aliou comme ñu maire ba jëlee fii Aliou tey est-ce que du tamit. di nga ko gis ci kii di Assane Ndiaye. xam nga il faut bien s'entourer il faut maanaam élection jàll na da ngay bàyyi politique bi liggéey loolu laa souvent ñi nga xam dañuy nekk di yuuxu ces politiciens là il faut nga teg leen de côté ñooñu mënuñoo liggéey amuñu compétence xamuñu luy développement. mooy ñan ñi ngay wax na. ñu bari ñi nga xamante ni léegi ñoo ngi yuuxu di profité ci affaire yi. pour positionner wu il faut ñooñu nga teg leen ne duñ la jëmee fenn yaa ngi dégg parce que xamuñu gestion mosuñoo réussir gestion fépp fu nu mos a jaar ñu dénk leen biir dañ ko échoué ñooñu dañ leen teg fële. su ma ko déggee day mel ni un expert ci politique te ndaw la xale la aussi ban expérience nga am ci wàllum politique boo war a mën a conseiller ñoom. non xam nga politique am ci expérience baaxul. am expérience politique baaxul amal expérience ci développement xam nga politique échéance la boo nga xamante ni comme examen rek booy jàll ak yooyu dem wax nit ñi sa programme wane sa parcours ainsi de suite ñu xam ne kat yow mi yaay diw Gilaye Gueye jàng nga am nga xam-xam yaru nga am ngay teggin musoo sàcc ñaar téeméeri jàmbur ku la dénk nga mën a doxal. voilà loolu mooy politique boo demee nag présenter nit ñi un projet politique ak un programme comme ni nga ko defee ñoom ñooy xool ñu tànn wala ñu bañ a tànn. sa programme est-ce que tamit dina leen jariñ dara parce que liir nañ ko ci campagne bi liir bésu Assane Ndiaye teewul ñu teg fee sa bés jiital Assane est-ce que tamit sa programme dina bari solo. non dina la wax benn affaire nag man programme yëpp liir naa ko mais bu Assane c'est un bon programme Assane moom il a un programme bien travaillé. bi nga gisee loolu lu tax bàyyi woo nga dem ànd ak moom. non mais man maa ko gën a programme sama programme moom dama koy wax
gëloon programme gars yi bàyyi fa sa bés. mais xam nga ni programme gars yi faluñu ci kenn am na ñoo xam ne ay flyers lañ jël copier coller teg ñëw ni mooy programme bi xam nga askan bi foofu dinaa fi expliquer benn affaire askan bi war nañu gën a sensibiliser ñu xam naka la ñuy tànne li xew nii du warul xew du yoon. non waxuma maanaam ni ñuy voté xam nga jël benn exemple bu gën a précis jëlal dëkk mel ni Taïba Mbaye c'est-à-dire que ni ñuy tànne njiit boo koy tànn yow mënoo jël ay xob jox ko xam te ni yow leer na gestion mënu ci dara il a montré ses limites partout où il est passé c'est scandaleux nga jël sa électorat di ko jox mu leer la ni brin almet sax mënu ko indi ci dëkk bi. mais yow wax ji kan moo ko moom aussi. waxaam expliqué rek mu leer la yow brin almet mënu ko indi ci dëkk bi c'est que en matière de compétence dañuy limité nga leen di votel pour ay règlement de compte wala sur la base des campagnes de dénigrement wala ci ay wuy damay sot affaire yooyu il faut askan bi de revenir à la raison ñu xam ni lii dafay impacter ay génération dafay impacter le devenir de sunu ay doom yi suñu ay sët yi kaaw Taïba Mbaye lay jël man Gilaye Gueye man ba ma waree jàng naa ba ma waree liggéey naa fii doo xam expliqué rek waaw du dégg kenn mooy ne Gilaye dafa ñàkk teggin dafa réew ma dafa nanga wala dénk nañ ko ñaar dërëm mu lekk wala yooyu yaa ngi dégg wax ji mais il s'est trouvé que biñ ñëwee ba ñuy subal élection yi am na ñu fi def ay campagne de dénigrement ni waaw Gilaye du voté fii France lay voté dëgguma rek non fii Taïba Mbaye ñaari candidat moo fi am beneen camp bi la waaw xaamu ñëw rek candidat Mamadou Sarr ngay waxal léegi loolu ñu ni Gilaye du fi voté gis nañ ba ma voté yéen jël nga image yi ñu ni Gilaye bu voté ba ca ngoon sa la ñibbi xoolal loolu te maa ngi ni jàkkaarloo yéen. mais ci politique la nekk aussi tous les moyens sont bons aussi tamit. d'accord maa ngi ñëw léegi loolu tax na ñu bëri ci Taïba Mbaye ni waaw ku fi du voté de moom pièce d'identité française nga yor duñ la jox suñu carte wuma la fii de mais ba Màkka am nañu woo sama yaay ni ko man ne dama dem di voté yi Gilaye ñu ne ay carte am ñëwul ba tey ba sanc am na ci ñu ànd ak seen ay papa pour ñu voté ñun leen kat nee naan Gilaye du voté si donc campagne de dénigrement boobu tax détourné ñu bëri yaa ngi dégg léegi li ma bëgg a foofu mooy waxuma ñeneen ñi de mais population bi lay waxal foofu laa démarré ma may leen il faut qu'ils soient conscients les gens il faut que ñu xam ni loolu warul mën a détourner nit ki da nga koy tànn ci ay compétences ci ay valeurs boo paree aussi waroo déglu ñi nga xamante nii ñoom maanaam falu dafa ñu jaral lu nekk te defit mu ñaaw na ko def c'est-à-dire que ñoom dañuy ànd ak sa mbokk ci deret ko wax ni yéen a bokk maam la ñuy àndal dugg ci dëkk bi kooku naa leen man mii xam naa ko jege naa ko su ma leen nee du voté ainsi de suite. léegi da nga cee am preuve wala da ngay. ay preuve la ci am man du ma wax man lu ma wax dama ci am preuve léegi pour wax leen xaaral rek man population laay waxal de man waxuma benn acteur politique parce que politique ku nekk ak ni ko defee ku nekk defal loo neex li wér te wér mooy li ñu bëgg duñ ko am mukk ndax mbir boo ko bëggee wuti noonu faaw mu sell pour boo ko amee nga mën ko sax am ci sa teew bakkan yor ko sa teew bakkan ce qui est sûr et certain que wutin wi ñaaw na man nag population bi lay xamal ni leen loolu bu mu leen dalee te ndax ñooñu taxawoon tey na leen Gilaye du voté Gilaye day ñibbi tey jii boo ëllëgee. tey jii voilà très bien léegi voilà léegi tey jii boo ëllëgee li ma xam population bi bu ëllëgee ñooñu bu ñu ñëwaatee ci ñoom di wax ak ñoom nañu xam ni ñooñu duñ ay wax ko du dëgg ndax waxanu leen du dëgg ndax maa ngi ni voté naa te maa ngi ni di wax yow élection yi dimanche la woon on est lan on est vendredi on est samedi on va dire maa ngi nii ak yéen maa ngi nii sama ordinateur yi damay télétravailler dégg nga kon foofu laay wax ak population bi ni leen nanu yeewu te xam ni ñun man politique fii laa ko teg volonté bi ñu am mooy dimbali askan bi parce que xam nañ ne mën nañ leen a dimbali am nañ capacité yi am nañ compétence yi dimbali leen moo ñu tax a jóg dëkk mel Taïba Mbaye nag di dëkk boo xam ne dafay dellu gannaaw ak ni mu toll dëkk boo xam ne day dellu gannaaw
presque y a tout. mais y a rien du tout. Loolu mooy avancement. mais avancement tamit ay yoon yu baax aussi courant ndox ci la bokk aussi. non dëkk moom day dellu gannaaw. te te li koy delloo gannaaw mooy nit ñoo xam te nii dañuy dundee askan wi te duñ leen dundal mukk. léegi daal bu ñu bëggee avancer il faut ñu xool bu baax xalaat lan mooy seen njariñ ñoom ak lan mooy njariñu dëkk bi waaw loolu daal la ne woon naa ko wax population bi ñu xam loolu voilà. ñu ñëw ci candidat Guilaye Gueye en tant que candidat Guilaye ban année nga dugg ci politique. politique proprement dit maa ngi soog a dugg bien vrai que nag ñu bari xamuñu ko. maa ngi doon militer rapidement rek en 2017 ci parti socialiste français plutôt mais milité wu ma ci à fond c'est-à-dire que fi ma nekkoon daal man vu que socialistes yi ñoo jàppale li ci ëpp étrangers yi noirs yi ak yooyu moo tax man je suis plutôt de gauche bu fekkee France la donc di nga sensibiliser nit ñi xamal nit ñi kat il faut voter gauche. parce que France gauche droite ak centre la ay genre doctrine la quoi voilà mais bon soo ma ci woon trop. mais est-ce que tamit du loolu moo tax ñi ngay jàpp ni ay yàqkat lan ñoo la yàqal loolu moo tax ñu jàpp ni Guilaye nekkul Sénégal nekkul Taïba Mbaye kon mënul xam problème mu Taïba Mbaye aussi. waaw man da nga xool sama programme loolu tontu li mu yomb na trop xoolal sama programme nga xool programme yeneen ñi sama programme mooy répondre à tout point de vue aux besoins des populations. te loolu ku xamul soxla askan bi xamoo askan wi doo ko def. programme aussi yomb na mën ngaa nekk France gars yi nekkal la fii dóoru la programme envoyé la ko mail nga ñëw exécuté. non laajal gars yi sama programme ci télé laay wax kenn yokku ci ab virgule man maa ko bind xamal naa def dama def les week-ends du renouveau communal week-end bu jot ñu jël benn dëkk xool lan mooy jafe-jafe yi dama leen tegal benn tram. ñu koy remplir boo demee màkk nga xool santé lu fay jafe-jafe ba agriculture élevage ainsi de suite loolu nag ci la xalaat ay solution teg ko loolu mooy programme bi donc te man aussi j'ai fait le tour de la commune plusieurs fois te en plus dama doon ñëw Sénégal lu bëri li nit ñi xamul Sénégal du ma fi jóg parce que man su ma liggéey damay voyager lu bëri par exemple Casablanca la ma fay dem dafa bëri trop te comme sama entreprise man rek may ëpp lu may voyager saa yu ma ñëwee ba Casablanca rek damay ñëwaale Sénégal. parce que tous les 2 mois maa ngi Sénégal te su ma ñëwee du ma toog man damay wër donc man Dakar dem naa fa ci fépp fu Taïba nekk dem naa fa donc xam naa bu baax soxla askan bi nit ñi nag ñoom dañ naa boo moo nga France rek moo nga France mais ku ma gën a xam soxla askan bi amul. mais nit ñi aussi dañoo bëgg koo xam ne dafay nekk seen wet buñ jaaxlee gis ko buñ ko soxlaa gis ko aussi mais pas kuy dem France tamit ak a ñëw. mais le maire actuel est-ce que moo ngi seen wet ñu jaaxle di ko gis. seen wet moo tax 32 ans mu nekk fii kenn mënu ko fay jël aussi. mais moo ngi Dakar wax dëgg yàlla moo ngi Dakar waaw mais Sénégal tamit dañu ko tey wax xam nga dafa am man li ma wax mooy man damay liggéey man wax dëgg yàlla kuy xaar ci man ma nekk ci mbeddi Taïba di lambar mais bu la soxlaa ñu gis la aussi. man damay liggéey am sumay mission di ko dox léegi li ma wax nit ñi mooy te loolu mooy sama dëgg man lu ma wax rek moom lay def mooy su ma falee ma toog liggéey su ma falul nag damay dem sama mission damay liggéey bu fekk politique jot na ma ñëw politique nag du métier dama ko wax man de ñaanuma yàlla def ko métier. mais fii kenn def ko métier ñi ngay wax ñi ñëpp ñi ay DG lan ñi ay directeur d'école lan kenn def ko ci métier. waaw mais daal man ñu nga wax ñëpp peu de temps bi ñu def politique li ma jariñ population bi jëriñu ko man combat citoyen yi ma fi mëne kenn mëne ko fi. ban combat nga fi. xoolal ak l'arrivée du parc éolien combat yi ñu fi mëne ba ñu am ci ay solution donc kan moo ko mëne ana candidat yëpp anañu woon kenn ñëpp ngi woon tëdd bi ñu wootee ay ndaje fii à Taïba Mbaye y avait Guy Marius Sagna 2 fois à Taïba Mbaye à Minam ainsi de suite booba candidat yi nga fii ñoo ngi woon seen kër tëdd te booba ñun ñoo ko doon mëne yaa ngi dégg problème mu meewaan bi ak ICS ñoo ngi ci woon donc ces combats citoyens là ñoo ko doon mëne fii te boobu ñi ngay wax anañu woon kon ñun maanaam nekk bitim réew
maanaam suñu activité principale nekk à l'étranger terewul ñuy jariñ askan bi à chaque fois te loolu yaakaar naa mérite la sax nag. yaakaaroon ni candidature Guilaye gi dafa teel tamit aussi. non teel ci naka. teel ñëw nekk France ñëw na xaj na yor na tuuti ci poste bi. mais man le maire de Yoff la xanaa candidature dafa teel. non sur le plan politique xam nga le maire de Yoff yàgg na parti socialiste yàgg na foofu dem na élection depuis yi passé et tout ça yow bi mooy sa première élection. est-ce que fii tamit ñu ma bàyyi dañ ko def aussi. non xam nga yàgg ci politique amul solo xam nga am solo mooy yàgg a xam naka la ñuy doxalee xam nga politique nekk ci politique yàgg ci ñàkk yàgg amul solo mais fii laajal ci commune bi yëpp ñi ma xam na ni am naa compétence yu weesu gérer mairie bi loolu moom solo teel gi nag moom. mais est-ce que tamit yaay glorifier sa bopp am naa compétence am naa lii am naa la aussi tamit. non xam nga teel gi man souvent damay sax dafay sax triste bu ñu koy wax parce que pour man nit ku ñuul souvent dafay xeeb boppam ñun ay mag yi jëmm lan man tey jii man suma commune fi ma dëkk ci Paris le maire qui gère un budget de plus de 7 milliards maa ko mag fuuf sax. mais est-ce que les réalités Paris aussi ak li ne fii tamit benn la. réalité yi benn la dama ni li am solo mooy nit ki na xam mooy kan xam boppam am ay valeur am xam-xam am gëm-gëm loolu moo am solo muy tubaab muy naar muy nit ku ñuul maanaam qualité yooyu bu dajee ci moom mat naa tabu njiit loolu rek moo am solo mais ati du ci dara. ngay wax ni est-ce que tamit campagne nga ko parce que gis nañ résultat yi bi mu génnee yow yaa nekk dernière position aussi. waaw xam nga campagne bi ñun li ñu waroon def nañ ko mooy génn nañ suñu xaalis dem nañ ci population bi def nañ programme bu am solo expliqué nañ askan wi suñu projet mais nag souvent réalité yi dafay différente bari nit ñi tamit nit ñi ku ci nekk ak ni ngay tànne mooy li ma wax rek am na ci nit ñoo xam ne dañoo neex a détourné il suffit juste benn guddi wala sax benn gis nañ ko fii ci bureau de vote yi nit day taxaw ci buntu bureau de vote bi génne benn 10 000 francs wala 5 000 francs laaj la présidentam te yéen ñëpp gis ngeen ko. yow bu fekkee loolu moo la may ndam aussi lan ma la ko teree def aussi. non man loolu dama ko def man même sax campagne bi man may ma kenn xaalis te loolu lu may ñaawul la. pourtant yéen politiciens yéen a tamal fu ngeen dem may gars yi xaalis. boo fi ñëwee amul xaalis ñun yoru dara. non man moom bokkuma ci man moom. parce que doo politicien. non man daal bokkuma ci man moom mayuma kenn xaalis diguma kenn lu ma dul def. est-ce que loolu tamit moo tax nga jël. waaw mais tey jii xaaral tey jii du doo dem ci benn dëkk mu ni Guilaye daf ñu diggal nangam def ko wala ci benn dëkk mu ni Guilaye ka daf ñoo ger xaalis wala yooyu loolu moom solo léegi nag lii man maa ngi sant yàlla moom man daal maa ngi sant yàlla maa ngi liggéey di jot suma teraanga mais li am solo daal mooy ñun dañuy wéy di jariñ askan bi parce que loolu la nàmp loolu moo nekk suñu deret te dañ koy def te yàlla rek tax te duñ ko def mukk pour suñu intérêt personnel. élection législative mu ngi ñëwaat 2022 soreetul est-ce que mën nañ cee xaar Guilaye Gueye. non du ñu arrêté moom parce que yaakaar na ni Sénégal ni muy doxee wala sax Afrique sax war nañoo mën a am lu ñu apporter ci loolu noonu war nañoo mën a am lu ñu war nañoo offre en tout cas bu ñu offre politique surtout bu ñu war a mën a présenter population bi donc échange yi di ñëw fas nañ ci ne participer de la meilleure des manières incha allah. mais est-ce que tamit liste bi ngeen yor moo leen xaw a andil handicap parce que liste yi dafa mel ni gars yi ko xam aussi bari na. waaw loolu mën na see bokk loolu mën na see bokk parce que appareil bi am nañ solo nga bokk ci benn appareil politique dina am ñoo xam te ni tey dañuy voter ngir leader politique ba am ñoo xam dañuy voter ngir bon voilà donc loolu am na ci mais daal on assume les résultats en tout cas dem nañ ci dignement parce que man ci liste indépendante moo ma gënal parce que man dama bëgg sama liberté man dama bëgg liberté waaw. aussi
ni liste bi ak ay say nawla yéen a ko bokk ku ne participer financièrement aussi. waaw xam nga ñun xam nga gox yu bees c'est une coalition de solidarité ñun amul benn kilifa moom te ni yaa nekk responsable gox yu bees ñun des cadres surtout ñoo booloo dafa suñu coalition dama suñu bopp. mooy li ma wax ne amul kenn ku nekk ci bopp bi ñun ñoo nekk ci bopp bi ñun ñëpp. est-ce que loolu moo leen trop aussi. non on a gagné des communes on a gagné 5 communes. waaw mais pour un début koo xam ne 4 mois coalition moom 4 mois la judd je pense que c'est bien ah coalition boo xam ne 4 mois la judd nga gagné 5 communes. kon dafa mel ci côté opposition gën a jege ko. waaw man nag ci opposition la bokk moom. pouvoir woon non man daal je suis de l'opposition cependant man ni ma yàlla bindee mooy sama ki gën a nekk sama noonu tey jii bu jëloon commune bi laaj ma xalaat dama ko jox man noonu laa mel. kan noonu bi ngay wax sànq ba léegi. exemple laa jox par exemple man tey jii anduma pouvoir mais tey jii bu ma woo ni ma kat loo xalaat ci nangam sax dama ko man lu ma ko mën a jariñ du ma jariñ la personne bi nga xamante ni mooy incarner le pouvoir mais pour man damay jariñ Sénégal wala commune Taïba Ndiaye à travers cette personne là voilà cependant nag di rejoindre ay yenn ay pouvoir ak yooyu moom c'est pas d'actualité wax dëgg yàlla. man moom ci opposition la bokk moom. actualité ñu laal ci tuuti gis nañ fan yee passé député rejeté loi bi bëgg ñu mu criminaliser homosexualité seen maire bi Alilo bokkoon ci ñi ko rejeté aussi est-ce que yaakaaroo ni loolu li ko gën a daaneel ci la bokk. waaw peut-être que joué na à sa défaveur parce que aussi ci dëkku jullit la nekk dëkku diine la nekk et en dehors de ça même suñu aada sax daf ko nangul te aussi day lu ñaaw kon buñ la ci taqalee xaw ma nag yan circonstance lañ ko taqale man xaw ma sax am na wala amul yooyu yëpp vraiment xaw ma sax mais li wérte woo daa mooy buñ la ci taqalee rek am na ñoo xamante ni effectivement dañ lay won gannaaw surtout nag imaam yi xutba koog ainsi de suite sëriñ si wax ci loolu mën na impacter effectivement. est-ce que yaakaaroon loolu moo mel roo président ba démb bi ko imaam yi ak ulama yi seetee mu waxee noonu mu waxee aussi tamit tant que mu fi nekk góor jigéen dafa mos a. waaw mais kon la moo tax ma rejeté loi bi xam nga loolu aussi amul sens pour man daal bu nu bëggee assumer suñu opposition à la pratique ou aux pratiques homosexuelles dañuy jàllale loi bi légiférer fi ku ko def loi mën a def sa kaw voilà loolu daal pour man mooy sama position loi bi bu fekkante ni dañ naan tant que ma fi nekk du fi am mais la moo tax jàllewuñ loi bi. noo gisee victoire Yewwi Askan Wi ci kaw Benno Bokk Yaakaar donte le président mu ngi wax ni kenn gañëw ko moo gañe à 80%. waaw victoire bi moom man kontaan naa ci parce que ñi nga xamante ni ñu ci bëri bokk ñi ma xam ñu nekk des maires Yewwi am naa ci ñoom yaakaar torop ku ci mel le docteur Babacar Diop bu Thiès man je le connais bien c'est un gauchiste c'est quelqu'un bi nga xamante nii man am na yaakaar bu baax ni nit la koo xamante nii bon bu ñu amoon des dirigeants comme moom réew mi dina changer voilà loolu daal am na ci yaakaar ak ñeneen ak ñeneen ñi ma xam xaw ma ñëpp nag. dina changer tey dëkk bi nga dëkk muy Taïba Mbaye yaa ngi fi nekk candidat Mamadou Sarr nekk fi candidat est-ce que tey bu la woowoon en tant que frère pare nga pour liggéey ak moom ci échéance yi di ñëw. mais man pare naa pour liggéey ku nekk mais man dafa am ci ni may doxee. dafa am da ngaa xeeb ni ngay waxee dafa mel da ngaa xeeb Mamadou en fait. non xeebu ma kenn mais dafa am ni may doxee c'est-à-dire que politique pour man nekkul loo nga xamante ni da nga naan bon pour man lu noble la pour man lu ñu mën a sellal la pour man aussi lu ñu mën a waxtaane la man aussi dafa am noo nga xamante ni moom laa gëm mooy dama gëm ni nit ki lu muy def da koy teg xam-xam da koy teg aussi ci ay valeurs non xaaral ma ñëw rek léegi daal ci principe aussi da ko teg léegi loolu lépp nag maanaam képp koo xamante ni man dëppoo nañ ci
mën na ma ànd ak yow muy kooku nga wax muy keneen ak keneen képp koo xam te nii man waxtaan moom xam nga man dama bëgg waxtaan man mën naa waxtaan ak ku nekk man ku nekk mën na ma waxtaan ak yow bu ñu dëppoo ci ay principe muy principe yoo xam te nii mooy les principes de base wóoroo ko mën nañoo ànd mais man nag nit laa ko xam ne aussi du ma wor te aussi nit moom am na foo xam bu fa jaar rek day jafe-jafe trop ñu ko ne ànd man naa dama am ci ay principes mooy dox principes yooyu nag képp ku ma ci dëppool mën nañu ànd dem voilà te pour nag ci opposition bi am na ñoo xam te nii am nañ certaine affinité te peut-être que un jour mën nañoo ànd. moo gisee seen candidat yi yeneen ñu ko ci mel ni ñoom Assane Ndiaye ñoom maître. waaw candidat yi am na ñu ma ci xam am na ñu ci xamul maître Abdi miinu ma ko mais gis naa ne daal ku am yar la dëgg yàlla ku am yi teggil na aussi te mosuma dégg vraiment mu wax daal lu ñaaw ci man waaw loolu moom mosuma ko dégg. sa kàddu bu mujj. gis naa Ousseynou Ndiaye aussi sama xarit la Ousseynou Ndiaye c'est un ami wax naa ko c'est un bon type pour man ku baax la nit ku baax la. waaw loolu dafay tooñ la loolu jàll na mais daal xam naa ni ku baax la moom man moom suma xarit la voilà ñeneen ñi ci des nag miinu ma leen Assane moom comme li ma ko waxee Assane moom suma lépp la moom tamit donc Mamou Ndaw moom sama papa xam nga ni moom kii sama papa la nga ko tuddee sama maam la nga ko tuddee waaw moom it muy sama xarit wax dëgg yàlla kon maanaam jàmm laa séq ñoom ñëpp yàlla dogal na man séquma ci kenn ay même le maire allo jokkoo na bu yàggu rek donc pour wax ni daal ñoom ñëpp jàmm. ñu ngi question bu mujj ñu ngi for ci wewu bëy ñu ni maître Adi lañ bëgg mu plaidel alelo ci victoire bi nga xam ni jàpp na ni ñoom ñoo ko. loolu laa xawma ci dara loolu laa wax dëgg yàlla mënuma ci yëy yàbbi ci parce que man xawma ci dara waaw li ma xam daal mooy yëf yi daal moom moo ngi noonu man daal xam loolu man information bi awma ko maa ngi leen sant di leen gërëm di jaajëfal seen télé di sant yàlla bu baax aussi di espérer que waxuñu fi lu ñuy rëccu en tout cas ñun moom man du ma tricher man li ma gëm laay wax di sant bu baax aussi ñi ma àndal Mamadou Wade Koumba Ndiaye ak ñëpp waa renouveau communal gi yëpp waa gox yu bees yëpp di leen sant di leen gërëm di sant waa Taïba di leen wax ni on reviendra plus fort incha allah pour servir la commune et les populations. mbokk amee internet Sen Télé yéen a ko gisandoo bu nekkoon kii di Guilaye Gueye nekkoon candidat à la grande coalition gox yu bees tey jii moom lañ fi amoon ci seen gan ñu koy sant di ko gërëm ci teewlu bi ak dalal gi ak macha allah dal gi ak yar bi ak aussi mu nekk ku gëm boppam aussi yàlla na ko suñu borom defal ci jàmm ak xéwal ak naataange kon sant leen gërëm leen. di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla mi borom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm mu ci jàmmaarloo ba ëllëg ak jàmm te bu leen fàttee bés cloche de notification bi ngir ngeen mën di am lépp lu fi bawoo fii di Sen Télé ba ëllëg ak jàmm. Sen Télé, la télé dans votre poche.